nuyuwaat naa leen comme ni ma ko defee rek ci suba ba léegi jaar naa kër ndaanaan yu bëri macha allah ku nekk gis na ni ba ñu añee ba léegi ñi ngi wër rek ñi ngi wër suñu mbokk artistes yi ñuy baalonte ak seeni fans ak ñi nga xamante ne ñoo leen di béggee tey nag damaa ñëw fii seeti koo xamante ne nee naa la jeune la malgré son jeune âge mais kenn dootu ko présenté fii ci musique sénégalaise ndax nee naa la boo nee featuring ak Sidiki Diabaté rek sa xel day daal di dem ci moom mu nekk xale boo xamante ne macha allah ñëpp ko bëgg nee naa la ñëpp a koy bëggee muy kan mu koy bàyyi rek mu nuyoo ndax nee naa la moom kenn du ko bàyyi mu présenté wu. alors maa ngi leen di nuyu waa info réew mi Abiba donc di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di leen baalu ak ci bés bu sell bi di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te ànd ak wër. Abiba nag tey Cheikh Diop jëlal ma sañ si Abiba détail par détail déggal li ci ay tay baas. waaw lii mooy premier solo rek comme ni nga koy waxee mais Abiba ni nga def nii dara fayu ko jëlal ma Cheikh jëlal ma daal Abiba. di tuub di jéggalu rek ci auprès de suñuy proche ñi ñu tooñ ak yëg ko te ñàkk ko yëg auprès des Sénégalais ak bépp doomu aadama ñu dund ko rek relax. ak ci kër gi jàpp ci toogu bi defar ba mu baax ci loolu nag ñu yaree ñun ñi jigéen ñi donc ci lañ nekkoon su batal ba léegi. Abiba est-ce que mën nga togg. Abiba mu ngi jéem Abiba moom mooy assistante yaayam comme elle aime m'appeler voilà donc noonu la fay demee. Abiba bi nga xëyee loo def ginnaaw bi nga xëyee bi nga yeewoo rek loo def. waaw yeewu naa gis kër gi ni mel jàpp ci parce que ay jigéen rek a fi nekk. ñu toggandoo xam nga defarandoo añ bi et cetera ziar dam baalu ji ak suñu kër maam ak yooyu loolu nañ def suba teel ba léegi. Abiba tey danga bi ñu rayee ba pare danga lakk noo def ak foie bi xeet yooyu ak noo mariné ak noo toggee sos détail yooyu laa bëgg nga ñëwal ma ci. ba dem na këng waaw kay bu jàpp naa ci lépp loo gis rek ci kër gi ndax dama sob donc jàpp naa ci lakk bi jàpp naa ci yóbbu yàpp bi jàpp naa ci lépp daal voilà on le fait en famille comme chaque année. Abiba nag tey loo añee noo def ci añ bi noo def nga méchoui noo def daal ak baa xar bi mbëkku la nga ñëwal ma ci détail yooyu. xar bi nag am na nu mu def ak man waaye bon am naa nu ma ko gérer tamit. bu ko kenn summi nag tabaski la tout est permis. jóoben la ku ma summi tamit mooy loolu. mais tey tabaski la loo def yàlla baal la ko. comme on est en fête xar bi mbëkk na la mais bu ko kenn summi nag. ok loolu daal nañuy def merci beaucoup. Abiba noo toggee añ ak noo taajee ak noo def tey noo añee daal. ñun boolu jóobeen moom dañuy xëccoo kii ndawal bi macha allah dañ ko sopp bëgg ko suñu xol donc noonu la fa demee rek ñii di ko lekk ba muy takk seen kanam ñee daal voilà c'était une belle ambiance de famille donc loolu noonu lañ ko dundee noonu laa ko dundee ak sama waa kër. Abiba da nga roof da nga lakk wala da nga tufe wala da nga lakk noonu wala da nga muusal. mais dee ma déglu nee naa la jàpp naa ci lépp loo gis rek am naa ci lu ma ci def bu dee dëbb sax rek jàppal ne dëbb naa di toog. Abiba lu toll ne tabaski waroo woon mën a jéngu daal di def méchoui bu baax. nga jàpp noonu nekk assistante daal. waaw loolu laa def xam nga damay jàng xale la ba tey damay jàng pour ëllëg dinaa yori kër. naa xam ne may def waaw. d'accord incha allah Abiba tey jii fête bi tabaski bi am na sa morom jeune yoo xamante ne ñu ngi ko doon féete ak seeni parents ñu ñàkk seen parents nan ngay wax ñooñu. donc ñooñu di leen mastaw rek neex na neexul ku sañoon am kër baay boo nekk féete ko en famille muy bés boo xam ne bés bu màgg la ci suñu diine muy islam donc ñooñu dama leen di mastaw rek. di ñaanal seen wayjur fi ñu jëm gënal leen fi ñu jóge donc neexul waaye yàlla baax na yàlla baax na. Abiba su ma génnee tuuti ci tabaski bi ma ñëw ci sa li nga programme bi nga amoon nga doon fêter sa anniversaire bu yàggul dara muy la 4 août mu nekk nag programme boo xamante ne réussite totale la nekkoon macha allah nga tuddee invité ci ay artistes ku ci mel ni Viviane ma bëgg nga ñëwaatal ma ci détail boobu. waaw donc macha allah di sant yàlla bu baax rek tout le temps. moom mi def bés bi doon réussite macha allah may remercier waa Mille Mélodies ak waa Abiba Musique staff bi ñoom ñëpp jàpp nañ ci bu baax lépp lu ci jëm rek daf nañ ko ba mat di remercier ku ñuy woowee Ali Mané macha allah sama papa la jàpp na ci com bi ba mat sëkk
moom ak Tafa Diop 37.5 ak Bouba Ndour sama papa yooyu bàyyiwuñ dara ci bés bi jox ma cadeau amul dara luñ ma fayloo mais bés bi bu réussir c'est grâce à eux ma leen di remercier de passage donc c'était une réussite totale comme comme vous avez pu le constater autant pour moi donc guichet fermé nañ def ma invité ci ay artistes ñoom ñëpp ñu wuy si ma ku ci mel ni Kamal de 1000 mélodies ku ci mel ni Wilson waaye sama yaay Viviane Chidid ñëw sagal ma ñoom woyal ma lu neex jox ma cadeau bouquet de fleurs macha allah toj fa xale yi namoon ko lool mu ñëw nag ak sibam moom macha allah son bi génn na donc moom la ma fa may rek def ci lépp li ci wër macha allah sama papa yëpp taxawu ma donc noonu la fa demee ba di sant yàlla bu baax waaye sama papa monsieur Diop aw ma fayam ñoom ak waa Gambul Denderi ñoom lépp li ci war tamit def nañ ko ci ba mat sëkk. amul dara rek lu concert bi manqué bu dee grillade defar nañ ko fa joxe bu dee méchoui ak di maye daal Domze marque Abiba Domze lépp rek ñu defal ko fan si donc ñooñu aw ma seen fay waa jërëjëf waa Isaac tamit. Abiba ñu gis le temps yi da nga dugg ci beneen style de musique muy maanaam Abiba dafa dugg ci mbalax bi instant bii nii. waaw Abiba mu ngi ci touche yëpp rek comme ni ma koy tàmmee di wax world music lay def donc maa ngi ci bépp style doon nag tante mbalax loo xam ne du n'importe qui moo koy mën mbalax faaw nga am voix bi faaw nga am feeling bi tamit. parce que soo ko nampul day métti mais ma am ñu ma ci encadré rek waa 1000 mélodie Baba am di ko remercier jàppale ma ci ba voilà ma découvrir beneen facette de ma voix man daf mbalax découverte la woon ci man parce que du loo xam ne option la woon ci man à ce point mais ñoom ñoo ma ci encouragé naa ma mën na ne si tu le veux di nga ko mën incha allah donc noonu laa génnee Sidi Erama muy single bu bees macha allah te am naa ci de très bons retours donc di sant yàlla rek. est-ce que sa fans yi nga xamante ne maanaam ku xam Abiba xam ne jeunes yi ñoo koy suivre à 16 ans 17 ans 18 ans est-ce que du indi tuuti conflit entre sa musique bi nga doon def ak bi mbalax bi. bon Abiba tranche d'âge yëpp macha allah dañ ko bëgg sopp ko loolu yombul tamit donc jeunes yi au contraire la majeure partie ñoom ne nañ waa Abiba sa mbalax neex na mais est-ce que da ngay virer mbalax ma leen may dalal seeni xel rek di leen rassurer naan leen Abiba ni muy defee reggae di def R&B di def acoustique Abiba noonu la mën a def mbalax style la rek bu ma laal pour ñamal leen foofu Abiba nan la fa mënee donc Abiba mu ngi ci touche yëpp te nag ma xaar ci yeneeni couleur encore voilà. Abiba ban déwénal ngay jox sa fans yi tey ba yan date nga prévoir pour jox ko ndéwénal sa fans yi ndax am na fooy tëgg ci tey ku mel ni tey jouru tabaski bi wala demain. non bésu tabaski bi dama ci fas yéene ànd ak fans yi rek ñu am nu ñuy def live incha allah waaye tamit suba maa ngi sama kër ak samay fans ñu def yendu incha allah lendemain tabaski ñu daal di koy pousse rek ndéwénal bi ba incha allah entre le 1er et le 2 septembre ñu nar a tëgg ak APES may ko fans yi concert gratuit lay doon donc passé ko ñoom may leen ko jox leen ko ndéwénal. incha allah incha allah Abiba tey su ma la doon jox sa téléphone ban artiste ngay woo baalu ko àq tey. su ma doon woote Baba Amdi lay woo parce que sonal naa ko trop moom daf ma koy wax bul ma baalu ndax baalu ma la mu ngi ma koy wax rek démb donc dama koy woo allo Baba waaw maa ngi baalu àq nag sama frère sonal naa la rek ci lépp donc sonn nga trop ci man lépp rek yaa ngi koy def pour Abiba ñu gën koo mën a découvrir ak ci li neex Abiba donc aw ma sa fay maa ngi lay baalu àq ci tabaski bi déwénati. Abiba looy wax jeunes yi nga xamante ne seeni parents bu ñu jëndee xar dañ koy critiquer wala dañuy bëgg xar yoo xamante ne seen doole papa eggu fa lan ngay wax jeunes yooyu toog di la seetaan am sa âge. l'essentiel mooy def farata mooy jënd xar bi rek loolu nañ santaane donc bon loolu day am xëy na dañuy séeneen rek am lu ñu gis seen beneen kër xarit wala voisin bi dëkk à côté am xar bu ëpp bon loolu yëfu xale la rek mentalité xale la rek mais bon xale yi ñoo koy wax loolu je me dis que xale yu ndaw yi tranche d'âge entre 0 à 10 ans tranche d'âge boobu ñooy mën a wax ci yooyu mais tamit xam nañ ne xar moom jënd ko rek mooy farata poids bi wala taille bi importé wul voilà. Abiba lan mooy say projet.
Abiba mu ngi ci ay featuring international yu mu def ba pare fas yéene ko may waa Sénégal ñu gën a découvrir seen doom Abiba donc nekk ci préparation d'album nekk ci préparation ay concert ay showcase nara commencé tëgg ci night club yi et tout donc ci la Abiba nekk waaw ba pare boole ceeg jàng di préparer ay examen voilà. est-ce que jàng bi ak musique bi allié na ñoom ñaar. waaw qui veut peut donc maa ngi ciy jéem le maximum vu que maa ko opté jàng nañ ma sant ma boole ci musique donc man lu ma ci góobe rek maa koy gar ma ci def nag de mon max pour mën a être stable dans tous les deux donc yomb na yombul mais quand même maa ngi koy def. est-ce que fi sa carrière tollu xalaatoo stand-by jàng bi tuuti. au contraire su ma doon stand-by dara musique bi lay stand-by parce que jàng moo njëkk. yàlla dafa bëgg kuy sàkku xam-xam te man macha allah néew ma ci trop doole donc maa ngi sant yàlla soo doon stand-by musique bi laay stand-by yeggale sama jàng. waa nag tey lii laa leen indiloon ci spécial tabaski seeti nañ daanaan yu bëri macha allah comme ni ñu ko defee suba ba léegi bi ñu añee ba léegi ñu ngi baalu àq waa nag di leen jox dig daje beneen yoon incha allah fii nag mënuma fay toog ba jóg fi te baalu ma ba te. gërëmuma sama benn koo xamante ne nee naa la kenn la ci man ci àdduna muy sama sœur xaw ma lu jasneer di jaar xaw ma fu tailleur yi nekk xaw ma fu jaayukaayu yére di nekk muy kan madame Thioune nee naa la yow dama lay bàyyi ak yàlla dootuma la gërëm di gërëm jëkkëram mi nga xamante ne nee naa la ay ati at ngay def leen boobu ba léegi teggi woo sa tànk benn yoon yow dañ lay sant rek di la gërëm di la ñaanal yàlla tamit yàlla bàyyi la fi ba ci kanam incha allah di gërëm nag sama xarit bi nga xamante ne moo jaar ci maquillage bu baax mi jaar ci bopp bi muy kan Khady Faye nee naa la yow moom dangaa gënee nu ne di leen jox dig daje beneen yoon incha allah prochainement toujours avec la même présentatrice fii ci Info Rewmi.